salaamaaleykum mbokk Sénégal ñun ñoo dellu si waat tey maanaam Immigré TV seen xarit seen doomu ndey Cheikh Kane ànd ci ak xaritam Seydina mu nekk ci xarale bi ñu indil leen tey ci suñu cadre émission biñ naan jaar-jaar ñu ngi koy xam ci tubaab mooy parcours tey ma am mbégte ak kontaante bu rëy di dalal suñu kilifa suñu grand suñu doyen di Abdou Aziz Diop Abdou Aziz Diop ñun ñi dëkkee Allemagne ñun yàlla def xam nañ ko muy koo xam ni yàlla def na ni ci ñaari culture yi nga xam ni mooy Sénégal fi mu fekk baax ak culture allemande ku ci meññ ku ko xam la waaye comme wolof li muy léeb rek loo xam Demba Masamba gën laa xam Demba kon bala may xuus di indi ay laaj ak ay taxaw seetlu ci suñu gan gi dama koy bàyyi rek mu nuyoo doyen yow lañ seet si tey salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi leen di dalal ak jàmm ak salaam. jërëjëf. kontaan si seet si bi ndaxte ñun ñoo amante suñu biir. dëgg la. ba pare su may doyen itam du yéen a ma am man maa leen am. jërëjëf. ndax si yéen laay sukkandikoo. dëgg la. moo tax. jërëjëf. kon mbokk yi ñoo ko déggandoo nuyoo bi mooy doyen xolam sedd na ci ñun kontaan na ndax xame gi moo am solo doyen jàpp nañ ni yéenay ñi nga xam ni yéen a wane yoon bi maanaam ci wàllu tukki ci immigration Sénégal xëy na tey immigration siiw na waaye yéen bi ngeen di génn daanaka immigration moom du woon lu ñu xam lu bari soo doon ñëwaat ci maanaam immigration bu njëkk wala ngay ñëwaat bala may ñëw ci immigration tey loo ma mën a indil ci bu njëkk nan lañ daan tukkee ak lu daan sabab tukki. bu njëkk suñ daan génn wala suñ daan waxe immigration dem wuti am dellu si loolu la nit ñi daan xalaat. dëgg la. bon man nag mënuma ko waxal sama bopp. ndax sama kaa dafa xaw a doy waar. dëgg la. ndax jógewuma Sénégal ni maa ngi immigré ji. dañ ma fa jëlee par force. dëgg la. dañ ma jëlee par force Sénégal. bi ma paree sama jàng France ñëw naa Sénégal. dellu di liggéey. dëgg la. maa ngi woon ORTS. rajo laa nekkoon. am yéene ak yaakaar. boobu certes xale laa woon. mais teewlu woon ma am ambition sama dëkk. dëgg la. am ambition jëmale sama métier ak rajo bi. fu sore. dëgg la. defe naa foofu laa commencé d'ailleurs am problème. dëgg la. ba nga xam ne yàgguma trop Dakar ñu sànni ma Casamance. bon ma defe ni woon punition la si man. mais ma dem Casamance. fekk fa beneen Sénégal. dëgg la. fekk fa ay nit ñu yiw. ay nitu dëgg. dëgg la. ba nga xam ne buggatuma woon jóge Casamance. dëgg la. après ñu delloo si waat ma Dakar mais ma continuer si li ma nekkoon. dëgg la. xam naa nag mu xaw a ëpp si kanamu nguur si. dëgg la. ñu wutal ma benn sorte poste daal. looloo tax ma ñëw Allemagne ndax dañ ma fi affecté comme correspondant du Sénégal. ah waaw. looloo ma fi indi. dëgg la kon bu ma la déggee daal maanaam yow sa génn du dafay wuuteeg génn ñu bari ndax wax nga ko njalbeen gi nee nga dañ laa génne. maanaam waaw dafa mel ni daal doole moo la génne. doye foofu dama fay taxaw laaj la maanaam jamono jooju moo doon jan jamono mooy jamonoy Sénégal doog a moom boppam li ñuy woowee indépendance njiit li nekkoon xëy na bu nu ko xoolee muy Senghor da ngaa nekkoon maanaam ñi nga xam ne buñ ko indee ci démb maanaam
baat bi mooy mai 68 ñi nga xam ne dañoo taxawoon nekk ay bañkat baatu bañkat nga woon ba war a taxaw nguur jël décision ni la da ngay génn. waaw bañkat laa woon suñu génération moo meloon noonu. am na ba léegi sama benn camarade de classe parce que philosophie laa jëkk def. moom it philosophie la doon def. à l'université de Dakar. defe naa su ma la waxee turam da ngay reeba sonn. muy Mamadou Diop Decroix. Mamadou Diop Decroix. ma ngoog dëgg la ak luñ ko mënti wax bañkat la. dëgg la bañkat bu mag la woon sax moo tax. ñu nuyu ko de passage. ma ngoog ak di ko jaal itam. ndax yaayam dafa génn àdduna. ah ñu ngi koy jaal kon. waaw moom it bañkat bu mag la woon ba Senghor def ko soldat par force. dëgg la bon ñun xëy na amoon nañu benn échappatoire. fu nu xaw a dawee. ndax tànk yooyu laa jóge Sénégal dem France defi journalisme. dellu si bi ma dellu see itam bien que ma bokk si ñu yore woon dëkk ba presque. ndax maa ngi woon rajo. doo fa nekk nag di wax leneen ak yooyu. jéem nañ fa indi sunu xalaat. jéem nañ fa tey su ma gisee ñuy wax liberté de presse ak yooyu. reetaan daf may jàpp ndax ñoo ko jëkk ñafe. dëgg la tàng boo xam ne dafa metti woon. dëgg la dëgg la. bon si boobu wàll nag defe naa man ku gërëm Senghor la. ndax nu mu mënti mel bu njëkk ñu bari dañu defe noonu daf nu daan censuré. déedéet ñun ñoo daan censuré suñu bopp. dëgg la. Senghor su la daan censuré mooy soo waxee nga def faute. en français. dëgg la soo defee faute. na la wóor ni sa añ du neex wala sa reer. dëgg la ndax da ngay jaaxle. dëgg la waaye nag terewul la nga wax lii wala nga wax lii. dëgg la. maa ngi fàttaliku ñun ñoo jëkk wàcce micro si mbedd mi avec benn sujet très intéressant moo doon est-ce que vous croyez au maraboutisme au Sénégal. dëgg la am ñu si wax ne fii lu tax ba duñ ko gëm ndax même su élection jotee même seen Léopold Senghor day dem wuti sëriñ ak yooyu. dëgg la dëgg la. ñu jël bànn boobu tekk si rajo bi. dëgg la mu nekk scandale bu mag. dëgg la. sunu ministre boobu temps Daouda Sow la woon. dëgg la. ñëw ak tiitaande boo xam ne ñun sax dañu tiit. waaye ni mu nekk noonu dina àngale. Senghor si boppam téléphoné. daal di ni mais dégg naa émission bu intéressante. waaye loolu fu mu jógee émission boobu daal defe naa bés boobu teg nañ ko fukki yoon. dëgg la. tu vois ndax Senghor moo meloon noonu. dëgg la dëgg la. voilà. kon li nga indi nii dafa am solo mooy anecdote yoo xam ni ñun fekke wuñ ko ndax man sama génération xamuñu Senghor. waaw man je suis de 79. Senghor bi muy quitté daanaka man ñaari at ci ginnaaw bi laa juddu. waaw mais li ci am solo mooy li nga ñuy indil ñun dañ ko daan yàgg dégg ci suñuy papa ñuy témoigner ci Senghor ngay dégg nag Senghor mel ni moom ñaari face la maanaam dafa am face boo xam ne Senghor l'homme culturel l'homme philosophe bi nga xam ni ñu bari dañ ko nangul am Senghor faceu politicien bi nga xam ni dañ koo jiiñ ni moom moo sàkkal pexe carrière naataangoom kum daan àndal Mamadou Dia wala Senghor bi nga xam ni moo tax Cheikh Anta avancé wul lan nga ñu mën a indilaat ñun suñu génération ak génération bu ndaw bi ci Senghor ndax ñun jotuñu xam Senghor. ni nga waxee noonu la Senghor tama ñaari boor la woon. dëgg la. le Senghor culturel. était un homme extraordinaire. d'ailleurs am na benn phrase am boo xam ne ñu bari dañ koy cité. te xamuñu ko mooy la raison est hellène. l'émotion nègre. ñu bari dañuy defe ni c'est un Senghor colonisé complexé. mooy wax loolu. cette phrase est souvent mal citée. dëgg la. cette phrase c'était un discours. dans un discours qu'il faisait. en Grèce. et c'était un discours comparatif. d'artistes. occidentaux grecs. et d'artistes africains.
dans la mesure où l'artiste occidental, l'artiste grec, su lay defal statue, daf koy mesurer, c'est-à-dire c'est les mesures parfaites. dëgg la. Fii, comme on dit, je crois que c'est l'équation c'est le 6-8, hein, je crois. Bon, mooy ni yàlla defaree nit pratiquement. dëgg la. yëppay harmoniser. Fii nii lay guddee. su guddee nii loxo bi nii lay dem. dëgg la. Fii dañ koy natt nii lay ainsi de suite. soo jëlee l'artiste africain bu téye maskam day yett te toog du mesurer. mesure bi mi ngi si xolam. dëgg la. non dëgg la. foofu la jëlee wax jooju. dëgg la. c'était pas par complexe. dëgg la. Le Senghor visionnaire itam a existé parce qu'on oublie souvent que c'est l'homme qui ne voulait pas de l'indépendance des pays au singulier. dëgg la. Il voulait une fédération, fédération. une grande fédération. Malheureusement, Houphouët-Boigny l'a torpillé. dëgg la. A torpillé cette idée ba nga xam ne ñu ne Soudan français rek ñoo mujj des. dëgg la. def c'est la fédération du Mali. dëgg la. qui malheureusement n'a pas marché. dëgg la. Bon, maintenant, l'autre côté Senghor politique, parce que Senghor a été bousculé, pratiquement forcé à faire la politique. Il ne voulait pas faire de politique. Mais il est venu à la politique et quand il est venu, il est tombé sur de véritables Africains, de véritables Sénégalais, comme Mamadou Dia. Récemment, j'ai publié une photo que j'ai eue avec Mamadou Dia. dëgg la. C'était après un entretien très très long que j'ai quelque part ici. Et Senghor a fait, en emprisonnant Mamadou Dia, a fait rater au Sénégal un développement certain. dëgg la. C'était Senghor avec Cheikh Anta. Itam. Si vision politique, il l'a coincé un peu partout. dëgg la. Bon, ça, c'est un peu la contradiction dëgg la. chez Senghor. dëgg la. Voilà. L'homme politique est abominable, l'homme culturel était formidable. mooy ñaari wax yu am solo maanaam l'homme politique Senghor était abominable l'homme culturel Senghor était exceptionnel. Oui. muy indi ci ma lay laaj léegi comme que dañoo am chance am la muy lu ñu am fierté tey ji toog di waxtaan ak yow parce que yow bokk nga ci daanaka man ñu may woowee bibliothèque des bibliothèques maanaam yi nga xam ni dañ leen a war a sauvegarder dans tous les sens ndax toog ak yow richesse la ma profité di la laaj ci registre boobu ñu dugg mooy maanaam nga leeralal ñu indil ñu ay laaj ay tontu ñu ci régime yi fi jaar ndax ni nga xamee régime u Senghor yàlla def noonu nga xamee régime bi ci topp mooy bu Abdou Diouf bu Ablaye Wade ba ci Macky tey mi yor Sénégal boo doon indiwaat ci Abdou Diouf ak Ablaye Wade loo fa mën a indi foofu loo xam ne ñun mën nañoo jariñ ba tey. Abdou Diouf respect d'abord ndaxte voilà un jeune homme dès le départ qui a passé sa vie à servir son pays. Il y a eu Abdou Diouf avec Senghor et Abdou Diouf après Senghor. Il y a une dichotomie. Il y a eu itam deux Abdou Diouf. Et l'Abdou Diouf avec Senghor était formidable. Abdou Diouf sans Senghor gis nga xam naa boobu temps xëy na xaleel nga man am na xuloo bu ma xuloo Abdou Diouf publiquement à la télé sénégalaise. C'était les élections de 1988. dëgg la. Man maa ko fa défier woon à la présidence. woon que ni d'abord ka warul woon arrêté Ablaye Wade. mënu ko woon arrêté. légalement et que deuxièmement s'il a fait une proposition boo xam ne ñu bari dañ ko revendiquer après. mooy un gouvernement d'union nationale. dëgg la. C'était pendant ces élections de 88. dëgg la. C'est là que fait publiquement et la télé l'a sorti aussi en live. dëgg la.
directement. donc su ma demee ba doon janoog moom si kàddu yu mel noonu. nga xam ni ak siwul woon fan ko doon yaakaare daal. looloo taxoon si wax ju rafet. dëgg la bon léegi nag beneen bi gën a doy waar. mooy Ablaye Wade. dëgg la man Ablaye ba léegi problème la si man. dëgg la bon amoon na nag yéen ju rafet si Sénégal. dëgg la mais li ma doon wax je résume ça très simplement dès le départ. si la waxtaan ak ay partisans am. man leen góor gi. téye leen ko téye encercler leen ko daal. sinon dana ëpp. pour la bonne et simple raison. man leen Ablaye Wade a tout sacrifié pour la politique au Sénégal. dëgg la dem na ba amatul dara. dëgg la dem na ba këram gi ko dese woon point. banque bi di ko hypothèque nar ko génne Abdou Diouf si teg loxo sinon dañ koy génne. dëgg la te su si tegul woon loxo dañ naan Abdou Diouf moo tax mu génne ko. dëgg la ba mu dese ko poqos bi ko dese Versailles. mu nekk fa ak jabaram. dëgg la te amatu fa dara. dëgg la lekk na xaalisam lekk xaalisu jabaram. lekk xaalisu doomam. dëgg la léegi nag su ngeen fekkee ku mel noonu. à 74 ans. ni que réew a ngi nii. alal a ngi nii. pouvoir a ngi nii. waaw ma ne sam waaye kooku suy nit danaan man dootuma ñàkk mukk. dëgg la damay defar sama bopp defar samay mbokk. dëgg la ñu may wax déedéet yow yaa ko gëstu noonu et c'est ce qui est arrivé. oui Ablaye Wade nit rek la. malheureusement nit rek la. oui c'était pas le De Gaulle de 44. tu vois. pour conduire le Sénégal ailleurs. dëgg la certes on dit qu'il a travaillé defar na lii defar na lii defar na lii. defar na ay mbedd xanaa pour ñu gën a gaaw suñuy suuli nit ñi quoi mu gën a gaaw. dëgg la xëy na loolu la. dëgg la parce que ce qu'il a perdu itam ak li mu ñàkkloo Sénégal bare na. dëgg la tu vois te ba léegi mi ngi si biir mbir mi. dëgg la te waroon na teggi tànkam. dëgg la bon Macky waaw xam nga man il m'a séduit dès le départ. J'ai eu à le rencontrer avant qu'il ne fût président. À discuter longuement avec lui et il m'avait séduit. Quand il a gagné, attention, je peux dire aussi itam ceci. Je fais partie des rares journalistes qui étaient certains que dina gagner. Et ça, j'en ai discuté avec quelqu'un qui après s'est rapproché de lui, qui était Souleymane Jules Diop. Souleymane Jules Diop. Voilà, qui soutenait Moustapha Niasse. dëgg la Bon, donc j'ai eu raison sur lui. ouais Macky est passé président. Indaale yaakaar ju mat sëkk. dëgg la Ndax d'abord c'est un jeune. Qui a passé toute sa vie au Sénégal. Qui a étudié. Tu vois, c'est un doomu baadoola la. Donc doomu baadoola yaa gën a xam soxlee baadoola. loolu dëgg la ñëpp yaakaare ko. dëgg la mais mu ñëw nit ñi daal gisuñu ko fi ñu ko doon xaare. dëgg la Il a déçu. Donc il faut pas se le cacher. dëgg la Il a déçu. Et de l'autre côté quand même, il a eu une arme extraordinaire. C'est son épouse, dëgg la Marème Faye. Rafetal na porteleem. dëgg la kooku itam il faut le dire. dëgg la Je crois que le Sénégal se sent beaucoup plus proche de Marème Faye que de Macky. que da Macky Voilà. waaye muy lu am solo mooy jàngat boog ñu defal jële ko ci Senghor wàcc ci Abdou Diouf jaar ci Ablaye Wade ba ci Macky ñun sénégalais ñu mën a ràññee maanaam yenn yi ñu fekkewul tamit am na loo ñu ci jukkil ñu mën a xam kenn ku ci nekk daf may dimbali ma desandi ci jàngat boobu ak foofu noonu ndax li ma am tey exclusivité la daf ma neex mooy maanaam damay desandi di la laaj ci bi nga ginnaaw
defal nga ñu tableau ñiy jiite dama lay laaj léegi ci askan wi noo gisee Sénégal ci wàllu maanaam diine ci wàllu problème mu ñun ak environnement ci wàllu maanaam culture wala ci wàllu maanaam évolution Sénégal ndax ren yàlla dafa def ñuy fête 60 ans bi ñu moomee suñu bopp ci ren lañ koy fête 4 avril bii di ñëw moo tax may profito di dugg ci askan wi léegi ma bëgg rek lu la ci neex ci thématique yooyu noonu wàllu culture wala aada wala religion évolution wala ay jàngat yoo ma ci mën a defal ci Sénégal noo ko gisee. gis nga man bi may jóge Sénégal on était à peine 4 millions de personnes. dëgg la. léegi nous sommes à 15 millions jëm 16. dëgg la. et à chaque fois que je revenais au Sénégal j'étais tout le temps surpris par l'évolution de la société. dëgg la. après je suis resté ma toog ay at yoo xam ne demuma Sénégal ma dellu si gisaat Sénégal ni mu mel. kooku duma la ko nëbb dama jóge place l'Indépendance dox ba Sandaga taxaw jékki-jékki sama rangoon di tuuru comme ça. lu waral loolu émotion bu bari bari. ma jël taxi bi sax dafa def woon dama ñàkk nit wala yooyu dugg si ma ne ko du dara booba temps dama xàmmeetul woon Sénégal. dëgg la. dama xàmmeetul woon ce peuple. dem naa ba gis ni mbokk amatul defe naa looloo ma doon jooyloo deret amatul mbokk amatul alal moo remplacé deret. muy lu am solo muy indi ñu ci thème bi nga wax mooy fi nga tëjee nii ci laaj yi ma la laaj ci Sénégal muy alal daanaka amatul mbokk amatul te mbokk moom ñun wolof dañuy jàngal ni mbokk alalu yàlla la. waaw ku ko faale yàlla faale la ku ko faalee di yàlla faalee di la muy lu la métti ba tax nga tuur rongoñ bi nga nekkee Sénégal mooy maanaam seetlu nga ni mbokk amatu fa ñun ñëpp ñu gis ni tamit loolu muy lu wér maanaam Sénégal mbokk nam fa daan demeetu fa muy loo xam ni ñoo koy jànge noonu ñun ñëpp di ñaan yàlla suñ borom mu defal ñu maanaam sagooy dellu si comme ni nga ko waxee ñu dellu si ci yenn valeurs yi ak principe yi fonkaan mbokk xam ni mbokk lu am solo la daf may tax ma def transition maanaam ndax sa dund du Sénégal rek sa dund dafa am loo xam ni yàlla daf la cërale mooy nga passé ko Allemagne mooy fii ci sa kër di sa dëkk bi di Cologne nga nekkoon fi nekk fi ku fi xarañ ci wàllu média liggéey ci média allemand yi maanaam lu ci mel ni média bu ma juumul Deutsche Welle foofu dama lay laaj noo gisee regardu média boo koy natt ci démb ak tey wala ñuy xuus ci Allemagne sama premier laaj mooy média noo ko gisee démb ak tey. gis nga bugguma critiquer trop waaye c'est décevant tey li am man su may lire site Sénégal yi wala yenn journaux yi je suis déçu d'abord par le style le contenu la façon de faire ak yu bare daal c'est-à-dire yu bare des na dëgg la. yu bare des na ce métier a été dévoyé un peu bon à qui la faute xam certes il y a d'excellents journalistes il y a des journalistes yoo xam ne di leen lire wala di leen déglu c'est un plaisir dëgg la. bon mais de l'autre côté ñi si ëpp daal ils sont un peu à côté dëgg la. ils sont un peu à côté lu waral loolu njàng mu bënnatul wala maanaam tayel dugg métier mi wala bëgg xaalis lan moo waral loolu. defe naa bëgg xaalis a ngi si njàng mu doyul jàngalal sa bopp parce que journaliste yaay jàngal sa bopp dëgg la. tu vois man certes def naa école de journalisme mais sawaruma trop si école de journalisme tu vois ñëpp mën na nekk journaliste dëgg la. journaliste yu baax d'ailleurs soo seetloo Europe souvent wala Amérique
les meilleurs journalistes def nu benn école. dëgg la. tu vois. dëgg la. ñoo ngi ko jàng si mbedd mi si taa bi si kii bi ak yooyu. dëgg la. bon wala ñu def woon beneen liggéey. dëgg la. day ñëw si métier bi. dëgg la. am éthique. éthique. waaw moo am solo lool. di lire. man képp ku ma mas a formé lenn laa lay jëkk wax man jàngalu ma la dara lenn nag danaa la ko jàngal toog di lire. dëgg la muy lecture muy lu am moom solo. waaw jàngal toog di lire. dëgg la. di nga gis njëriñam. dëgg la. te defe naa ñu bare ñu ma formé gërëm nañ ma si loolu. dëgg la. keroog maa ngi gis si internet ku mel na Isaac Dosso bu Côte d'Ivoire. dëgg la. qui a l'émission la plus célèbre là-bas. dëgg la. ma bind ko félicité que mu tontu ma tontu bu ma neex. dama ndax yaa ma jàngal. ndeysaan muy lu am solo. muy lu am solo. dëgg la. jàngalu ma ko. dëgg la lenn laa ko jàngal. dëgg la. gëm li muy def am si éthique lire te humble am humilité. dëgg la muy lu am solo. ma ko journaliste du star. dëgg la. du gis leen ma. dëgg la. du loolu. dëgg la. métier la boo xam ne faut que sa xol ànd si nga am éthique. dëgg la. bañ a jaay yu bare daal bokk si. dëgg la. ma desandi foofu maanaam ci Allemagne laaj la Allemagne yow jàpp naa ni xamoo lépp ndax lépp kenn mënu ko xam waaye am na loo fi xam ci dëkk bii ñu nekk Allemagne boo doon jàng Allemagne nan nga ma ko mën a jàngale Allemagne mooy ban doom dëkk pour ku xamul Allemagne ndax ñu bari bu ñu déggee baat bi muy dëkk bu marqué histoire marqué na ko ci nii wala ci naa waaye moom marqué na histoire des ci histoire boo ko doon jàngat ku ko mus a dégg comme Sénégal ñun dañuy dem ba nit si sax am na nu muy mel ñun la ah kii de diw bii de pas allemand la ndax am na mandarga bu ñu jëlee ci allemand yi di leen gisee noonu lan nga ma ci mën a indil ci koo xam ni dafa bëgg a xam Allemagne te xamu ko. man lenn daal xam naa ko man li ma fi jàng fii. sama bopp rek laa mën a wax. dëgg la. mooy conscience su liggéey. dëgg la. gis nga bi may ñëw si dëkk bi. su ma la ko waxee da ngay reef a sonn ñaata africain ñoo nekk tey si Cologne. bari nañ. bari nañu. waaw milliers mën nañ ko wax. man bi ma fi ñëw matuñu 10. dëgg la. bon yaakaaruma woon itam ni danaa fi toog ba waxtu wi. dëgg la. ma defoon damay ñëw toog fi benn at toog fi ñaari at. dëgg la. xëy na ñetti at dellu. dëgg la. mais nag fu yàlla def sa yoon rek. dëgg la. foofu la. foofu la. léegi ça fait 48 ans pratiquement maa ngi fi. dëgg la. bon lenn jàng naa ko fi bi may dooree ñëw en bon sénégalais. certes xale laa woon mais nekk un journaliste avec des responsabilités puisque j'étais le correspondant du Sénégal. donc ay responsabilités yu diis ñu bari sax dañu def noonu étudiant la passé naa toute ma vie di leen wax dimbali leen man pare naa sama njàng du ma étudiant. dëgg la. bon damay liggéey xam nga sénégalais bu njëkk ak loolu liggéey yaa ngi xalaat toujours naka laay def ba bañ liggéey wala ban prétexte laa joxe ni liggéey suuma. dëgg la. ma ñëw fii muy leneen man day jóob tey dee naa de te ay ñaari fan laa def gis benn collègue bu feebar indi ma woon dafa feebar mu dellu si ne tànne na day liggéey si ma de man fii rek laa yem mais nag ça m'a servi de leçon. dëgg la. ça m'a servi de leçon. ndax depuis ce moment là si la am benn sorte conscience su responsabilité ak liggéey. dëgg la. def naa 47 ans de carrière. dëgg la. xëy na benn yoon wala ñaari yoon laa ma sa absenté ndax feebar de. dëgg la. mais dama naan feebar di yokk liggéey. dëgg la. sama conscience mayu ma ko woon. dëgg la.
su ma mënoon toog di waxtaan ak yow rek comme am naa force boobu mën naa jóg dem liggéeyee ko. dëgg la. bon beneen bi ma jàng muy si mbirum xaalis boobu moom daf ma marqué. dama waroon yóbbante xaalis boobu temps dafa jafe woon soo nekkee Allemagne. dëgg la. pour yónnee xaalis Sénégal dana dem ba ñetti weer dooree àgg. dëgg la. nga gis ni mu meloon. dëgg la. bon maa amoon ku waroon ñëw. yóbbul ma xaalis ku ma ko ameeloon Sénégal. dëgg la. mais ma dem fekk fayagun ma dinañu waroon fay. dëgg la. ñu reporté que te kooku weekend bi rek la nekk. dëgg la. ñu ni ma lebal chef bi. moo gën. muy sama chef di jigéen. dëgg la. ma ñëw leb ko. defe naa 5000 marques xaw ma. dëgg la. mu jox ma chèque. ma jëli ko ñëw ñu war a naan café si benn café. ñun ñëpp. bon mu xam ni waruma am xaalis ak yooyu. mu jox ma benn marque 1 marque. pour ma fay sama café. dëgg la. semaine bi jot ñu fay nu. ma dem jënd bouquet fleur bu day na Ndar. waaw wutal ko jël 5000 marques yi def ko si benn enveloppe. ñëw remercier ko jox ko. dëgg la ndeysaan. di génn mun ma monsieur Diop ma ne ko waaw tourné mun ma des na 1 marque. ba tiit jël sama poste ñëw jox ko 1 marque. dëgg la. muy 5001. ma gis valeur bi nu jox xaalis. fii ak respect. dëgg la. c'était ma leçon. dëgg la. Voilà les leçons que j'ai eues. dëgg la. Qui sont restées un peu avec moi. dëgg la. Voilà. thème bii di racisme par exemple racisme ak Allemagne boo ko doon jàng loo ma ci mën a indil ci ko xamul Allemagne ndax Allemagne yi mën nañ leen a wax ni ay raciste lañ wala ndax loolu exagération la par rapport ak ñoom seen démb.